moom mi nga xamante ne yàgg nañoo jàppale ci wàllu programme bi nga xam ne mooy wàllu programme xale yi nga xamante ne ndigalam mi ngi ko jëlee ci Serigne Sidi Ahmed Sy bu Maam Habib kon programme bi ni muy tëddee du bëri dafay nekk ay séquence de vidéo yoo xamante ne rek moom la ñuy indi jàllale ko fàttali suñu bopp fàttali mbokku taalibe fàttali mbokku jullit yi pour rek ñu dellu ci ki nga xamante ne mooy ki nga xam ne moo ñu bind mooy Allah subhanahu wa taala kon loolu mooy moom la programme bi di tëddee incha allah bu loolu jeexee rek ñu reer te ñaan yàlla ba jëmmi jamono incha allah jërëjëf. Children their right of an Islamic education. It's not just something optional. It's something that is fard. It is obligatory upon us to give that to our children. And if we fall short, for whatever reason, for whatever illusions we are chasing, we will be asked by Allah subhanahu wa ta'ala. Your little kids, 1 year old, who cannot yet speak to you, you will find them in sujood when you are in sujood. They want to dress the way you dress. A girl would want to dress the way the mother dresses, etc. Who gave them this? Who made it like that? Allah gave parents the automatic power that they don't realize. So be a role model to your children. What you do, your children will do. The difficulty nowadays, we who have children and sometimes even grandchildren, we need help our own selves to improve because we don't even have our salah in order. We don't even have our dressing in order. We don't even have the way we speak in order. We've got a heart that is so dirty that when we look at people, we look at them with hatred rather than with love. We have a heart that is so dirty that when we look at people, we think the worst of them rather than the best. Yet the sunnah of the Prophet ﷺ is to look at the best and not the worst. Husnul dhann is something that is lacking in the whole illa man rahim Allah. Besides perhaps those whom Allah has mercy on. What is husnul dhann? Husnul dhann means to think the best of a situation. You see someone, you hear something, you think the best of all the possibilities and probabilities that are thrown at you, or that you might come across. SubhanAllah, we are lacking this in the Ummah today. And when I said everyone, besides those whom Allah has mercy upon, I'm including myself also, who needs to improve. May Allah grant me the ability to improve, and then every one of us. So my brothers and sisters, that child, no one told the child anything. If you look at the hadith of Salah, the Prophet ﷺ did not ask us to tell our children to fulfill Salah before the age of 7. You know what he says? مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ. Instruct your children to read Salah or to fulfill the prayer when they are of 7 years. Question is, what about before that? Isn't that a question? Kids are 3 years, 4 years. Should you tell them, do your salah? It's a question, right? The hadith says 7 years, you tell them. What about before that? Before that, they are supposed to be mimicking without you telling them because you do it so often that they will want to do it with you. The problem is we don't do it. That's why they don't do it. Follow? When the environment in the home is so beautiful, wallahi, the children will automatically follow that beauty, God-given from Allah. He gives parents a value that they don't recognize. That value gets taken away bit by bit without them realizing. As the child grows older, it is detached. You know, if you look at the child in the womb of a mother, it is totally attached, right? It is totally attached. Everything is dependent on the mother. The mother listens to Quran, it's affecting the little one. The mother has emotions, it affects the little ones. Goes through health matters, it affects the little one. Has some medication, it affects. Anything that happens to the mother, emotional stress, whatever else happens, it affects the baby because the baby is totally attached.
There comes a day when that child is born. When the child is born, the child is detached. Detached physically, but still attached to the mother in many other ways. Subhanallah. You can have so many mothers, but a child would know its own mother miraculously from Allah. And this is why Musa alayhi salatu was salam, what happened to him? When Allah subhanahu wa ta'ala tells us that that little baby, Musa alayhi salam, was put into a little box or casket and put into the water, picked up by the wife of the Pharaoh, Allah says, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ. Allah says, you know what? All those who attempted to suckle the child, Allah says, we prohibited it for them. They couldn't do it. Why? Allah wanted the mother to come and suckle. The child knows, this is my mother. Whether it is the heartbeat, whether it is the feeling, whether it is the scent, whether it is whatever, I don't know, and I don't think anyone else would be able to pinpoint. We might think a few things, but the child has not yet detached fully, although physically no longer in the body of the mother. Thereafter, Allah takes that a little bit away, bit by bit, as the years pass. That's why you will notice when a child is little, all the decisions of the child are made by the parents or the guardians. The name, who chooses it? Either father or mother. The haqq is the fathers and the mothers. Thereafter, the parents together, they must decide what is the name. A lot of us have a culture where we involve either the grandparents or the uncles or the aunts. By right, it is the father and the mother who must decide what the name is. Alhamdulillah. Thereafter, as the child grows a little bit older, what happens? Who decides what type of clothes to buy for the baby? Who decides? Did the baby decide? No. Allah kept it for you. Allah gave you the power. Allah gave you the authority. That attachment is there, subhanallah. Now that you have this, be careful what type of clothing you choose. Subhanallah. Many of us, we just go out and buy whatever is the latest trend without looking at whether or not it is pleasing to Allah. We're happy. Did you get the latest? Yes, I got the latest. Latest or not latest? If it is within what Allah has allowed, alhamdulillah. If it is not, may Allah bless us, guide us, strengthen us, and forgive us. We have to come back to what is pleasing to Allah, no matter what. Really lacking as Muslimin, we begin to attack one another, to hate one another, to address one another rudely, to speak to one another without any respect, and even worse. Not even to acknowledge one another. Today I look at you, I see a warmth in the eyes. Wallahi, let me tell you something. When you look at a person physically, there is no substitute for that. Not at all. Never ever. Physically, it's a gift of Allah. This is why the hadith has said, let that moment be a moment where you touch the life of the person that you've been blessed with, or you've been afforded the opportunity to actually interact with, to actually physically see them, touch them quickly by saying what? Assalamu alaikum wa rahmatullah, with a smile. That's an act of worship. So I greet you. It's an act of worship. I smile at you, looking in your eyes. Wallahi, the warmth, I feel it. Wallahi. And you will definitely, Please you can feel the pay attention. The questions will come later. Please pay attention. Greeting is something else. It is something amazing. It is a gift of Allah. There is spirituality in all of us. We feel that link, human beings, we are together. Look at the person, greet them. That's how you touch them primarily as a Muslim. And guess what Allah says? If I looked at you and I greeted you, Assalamu alaikum wa rahmatullah, and I just looked at you,
you would have to say wa alaykum assalam wa rahmatullah as a bare minimum. May peace be upon you as well and the mercy of Allah. And you may want to add wa barakatuhu and his blessings. You may want to add that because Allah says in the Quran, وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Amazing end of the verse. At the beginning Allah says, when you are greeted with a greeting, respond it with something better, or at least its equivalent. Look at how Allah says, respond with something better. That's to start with. فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا. So greet back better than it. Why? Because someone touched your life. Go out and touch theirs in an even better way. Amazing. I may never get a chance to greet you again. I may never get a chance to see you again. But at least when I saw you once, I greeted you. And guess what? You greeted me back in an even better way. Someone does good to you, do good back to them in an even better way. Brilliant. And do not wait for someone to do good to you, but do good to people whom you interact with and others whom you can do good to as best as you can. I tell you why. Your life in this world is quite limited. You need to pack away as many good deeds as possible in order to be able to get to the other side one day and see a large number of good deeds. Through what? Worshipping Allah alone, we agree. Through the blessed teachings of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And part of it is through touching the lives of others, interacting with them with the best character and conduct. This is why Muhammad sallallahu alayhi wa sallam says, خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا. The best from amongst you are those who have brilliant character, the best in character. Amazing. Sometimes we only want to interact with a small circle, but Allah has let people walk past you every day. You work in a certain environment, you study in a certain environment. How do you interact with people? Someone was asking me a question saying, how do I interact with the opposite sex? That is not related to me. To be honest, if circumstances make you cross paths in a way that you cannot ignore. Today, for example, I flew over to this beautiful country, and when I got to the counter, there was a female. So within whatever I can, with respect, bearing in mind that I'm a Muslim, without something that is unnecessary, but at the same time, with character that is as exemplary as possible. You will have to put forward your ticket, you have to put forward your passport, you have to answer a few questions, because there is nothing you can actually do about it. But to know that you have this particular situation, make the most of it, to touch the life of someone in a way that when you disappear, they feel closer to Allah as a result. Why? Because it's the teachings of Allah that asks you to be kind to people so that they can relate to the Maker. If we were to be as horrible as possible to everyone, believe me, nobody would be seated here. léegi jàllale nañu three short vidéo la ñu jàllale benn ñaari di wax ci responsabilité wu parents yi benn bi di wax ci wàll nuyoo greeting as a Muslim man foofu li ma fay jàngat tuuti rek moom mooy que as a Muslim dafa am loo xamante moom la ñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal ci wàllu nuyoo te je pense que en tant que jullit lépp loo xamante ne moom la yonente bi jàngal moom nga war a mën a véhiculer da ngay gis ne léegi sax maa ngi gis ay textes yoo xam ne dañ lay wax salaam but salaam just benn raccourci la just a shortcut but est-ce que moom mooy ñaan bi nga xamante moo nekk julli asalaamualeykum mooy yàlla nga nekk ci jàmm est-ce que yàlla nga nekk ci jàmm ak jàmm est-ce que c'est la même chose parce que ki la wax yàlla nga nekk ci jàmm da la wax ne yow nga nekk ci jàmm all day kooku da la ñaanal ñaan googu dellu ci allahu subhanahu wa taala donc kan mooy nangu ñaan bi mooy yàlla la mu la ñaanal noonu mën na am mu nangu te bu nangoo mën na am na loo xam ne dal na la ci journée bi loo xamante ne yàlla mën na la ko fànkal donc remarque yooyu nañ ci bàyyi xel la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale nañ ciy jéem a taxaw
parce que sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy li nga xamante ne mooy guidance bi nga xam ne moo lay xoolal fan ngay teg sa tànk. donc bu fekkee ne trend bi comme bi ni mu ko waxee dafay am ba nga xamante dañ lay wax salaam ak yeneen yoo xam ne ay shortcut la yoo xamante ne yow ci boppam da ngay dem ba beneen topp ko te xamoo ne mi ngi am beneen jeexital ci yow ci sa manière bi ngay behave all day ak every day ngay topp salaam di topp yeneen shortcut yi wala high wala yooyu loolu boo ko fekkee ne nekk nga ci environnement liggéey wala yooyu nga xamante am nga yeneen ñoo xam ne du ñu ay jullit mën na nekk hi guys greeting good morning good evening but en tant que sa jullit mbokk jullit li nga war a interact ak moom mooy asalaamualeykum te moom da ci wax ci vidéo bi lu am solo mu ne act of worship la ak li nga xamante ne di nga ki nga xamante ne yaa ngi koy wax salaamualeykum chaque fois asalaamualeykum wa rahmatullah da ngay dem ba benn instant day am cofeel ci seen diggante parce que act of worship la moom ak julli ñoo yem donc nañu bàyyi xel ci wàll cadre boobu dinaa jàllale mic bi sama mbokk yi ñu am ci yeneen remarque wala yeneen suggestion yoo xam ne bëgg nañ ko ci def beneen bi nga xamante ne moom laa ci bëgg teg mooy yeneen ñaari vidéo la responsabilité the responsibility of parents xam nga dafa am loo xamante ne waa ji ci wàll vidéo bi da ko wax lu gàtt te am solo mu ne xale bi bu fekkee ne dafa nekk ndaw li nga xamante ne moom lay sol mu ne moom amu ci part de responsabilité parce que xamu ko xam nga gis nga fu mu toll ne ñun ñëpp bu ñu demoon China ñu tegal ñu ñoom seen lekk bi dàq wóor na ma ne dañuy jéem rek mais xam naa ne kenn du ci tàqamti ko because we don't know the taste waaye ñu xamante bu ñu tegali ceebu jën ñu war a tàqamti ko c'est parce que xam nañu taste bi donc nit ki li nga xamul mënoo ko tàqamti ko donc xale bi nga xamante ne dafa juddu nga war ko mën a jox li nga xamante ne moom la war a sol nga xamante ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu ko jàngal yàlla moo la ko wax nga war ko topp nga xam ne mooy sa diine moom lay wax mu ne nañ ci jéem a dellu pour please Allah subhanahu wa taala te bañ a topp trend bi waaw sol naa lii gàtt na mais est-ce que li nga sol noonu rafet na est-ce que li nga sol noonu baax na est-ce que li nga sol noonu Allah subhanahu wa taala kontaan na ci waaw donc teaching yooyu la ñu bëgg di fàttaliku ndax ñun ay jullit lañu donc jullit dafa am façon bu nga xamante ne moom la war a behavior dafa war a am façon bi nga xamante ne moom la war a dundee loolu moom moo am solo yàlla def na nag fi nga xam ne moom la ñu nekk nga xam ne mooy Amérique dafa xaw a doy waar dafa xaw a doy waar wante nag damay wax ne parents yi seen responsabilité la responsabilité nag bu la ko yàlla dénkee nga xamante ne gardien nga xamante ne yàlla dala wax dala dénk moo tax bu ñu demee ca bésu taxawaay ba ni alxuraan wax na ko sama mbokk après dina ko gën a leeral ñu ne ki nga xamante ne mooy sa jabar da lay daw ki nga xamante ne sa doom da lay daw ki nga xamante ne sa baay la da lay daw ki nga xamante ne sa waajur la da lay daw ki nga xamante ne sa jabar la da lay daw kon ku des waaw ki nga xamante ne nag bés bu taxawaay ba ñu war a rendre compte da lay daw te fay fii yow yaa ngi sonn ci moom kon est-ce que ki nga xamante ne moo la sant la mu la sant ba nga xamante ne bés boo xamee ne bu taxawee nga taxawee ndax sa mbokk nawle la moom moo taxaw sa wet ba du la daw parce que la nga war a warloo woon ak moom def nga ko ci moom je pense que lu war a bàyyi xel la parce que daw bi tamit day fekk tamit lañ la santoon defoo ko la ngay daw day fekk tamit lañ la santoon defoo wante bu fekkee ne la nga sant defoon nga ko li nga xamante ne kii sa doom la wante sa nawle la lan la santoon pour nga def ko ci moom fa tabaarakalla def nga ko ci moom waaw jërëjëf xam naa ma jox ko sama xarit Ablaye wala keneen koo xamante ne rek bëgg na am lu mu ci war a mën a sànni ok mic bi is open. Anyone who have something to say about these 3 videos we just pass ma pare waxatul ci anglais pour xale yi. Put me on the spot.
ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp. First, I would like to wish everybody happy holidays. It's end of the year. Today is December 27th. I mean 29th. I'm sorry. I've been working like crazy, so it's holidays. For some people, it's holidays, and then some people it's like their busiest time. And then for the students, of course, it's the time for you guys to spend time with your family and enjoy like the free time that you have. And then for some people and for some kids also, they don't have maybe the chance to spend time with their family because maybe they lost their parents. Maybe they're here alone. So it's also a way for us to say Alhamdulillah for the ones that have the chance to be with their family, whether they're here in the USA or in Senegal or anywhere else in the world. But if they have the chance to just be with their parents on this time, I think they just should say Alhamdulillah. So we should all say Alhamdulillah, whether we spend time with our family or whether we just healthy in general. We're not sitting in the hospital. Some people have billions of dollars, but they can't enjoy it because they're sick. They can't be with their family. They laying in a hospital. So for all those reasons, we should just be saying Alhamdulillah for being here, for being stable, for being able to go to school, for being able to work, for being able to talk to our family when we want to, for being able to just be alive in general. So I didn't prepare anything. I was just put on the spot. So, but just in general, as Kader was saying Assalamu alaikum to somebody is just a way to acknowledge the person, knowing it's just a way to show them that, oh, I know that you're alive. I know that you in front of me, whether I know you or not. Maybe I don't know you, because you might not know somebody today, but that person might help you tomorrow. Because in this room today, no one can tell what we are going to be maybe in 10 years or in 20 years. Who's going to be a president, for example? Who's going to be a member of a government? Who's going to be a CEO? Like, we just don't know who's who. I might just pass Adama every day, not say hi to her, and then because I'm older than her, I'm expecting her to say hi to me. But it shouldn't be like that. I should just say hi to her and or Assalamu alaikum to her, because in 10 years or in 20 years, I might need her. And then if I go to her and say, in 20 years, and say, Assalamu alaikum, she might be like, oh, 20 years ago, you was just passing in front of me every day. You never said hi to me. So today you need me, and then you will say hi or Assalamu alaikum. It's just an example of the different reasons why we should say Assalamu alaikum. And then when it comes to Islam, saying Assalamu alaikum is just something we should do on a regular basis, because even though we're not blood family, I'm Job, he's Bar, but we family. His dad know my dad know his dad. They calling each other, we family. Why? Because we met in our association. Because we're Muslim, because we're Tijan. We're family. We're all Muslim, we're family. Just because somebody is not a blood family doesn't mean you're not family. Just because you're all Muslim, just that shows that you are Muslim. We all share the same things. We share the 5 salat. We share the Quran. We share the Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We share Allah. Those are things that we share. I think sometimes that's more important than just being blood family. Because, for example, myself, I have my blood family away from here. But then I have my family over here. Like, when they spending time together in France or in Senegal, sharing dinner together, I'm sharing this party right now with you guys. So today, you guys are my family. Why? Because we sharing Islam, we sharing our Prophet, we sharing a lot of things that are deeper than just being blood family. So that's all I wanted to say, because I didn't prepare anything about what the video was about, but it's just a general thought of what's happening right now and what we all sharing as Muslim and as Tijan and as brothers and sisters. Thank you. Bismillahi mina shaitan rajim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum sax comme niko seigne Kader waxe. Ma ngi len nuyu yeen ñep di len ziar. Wa di nuyu ñi fi tew ñep, goor ak jigen, mag ak ndaw.
suñu mbokk yi comme ni ko Mapaate waxee ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñoo ngi leen di ziar parce que mbokku dëgg-dëgg mooy mbokku diine ki nga bokkal diine parce que nit ma ngeen bokk derit sax te du ngeen bokk diine mais ki nga bokkal diine bokk pas-pas kooku mooy mbokk dëgg ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di rafetlu event bi di ci kontaan aussi parce que lu am solo la toog ni xam nga ñëpp ñëw ñuy fàttali kenn ku si nekk di fàttali sa moroom rek am na solo di wax rek si ñaari vidéo yi fi jaar benn bi di wax si nuyoo njëriñ bi mu am nuyoo mooy lépp nuyoo is the key waaw sa mbokkum jullit moom amoo lenn loo ko mën a wax su ngeen gisee lu dul asalaamaaleykum ñaanal ko moom mu delloo la ñaan bi waaleykum salaam loolu su amul dara mënul am parce que nit ki mënoo wax ak moom wala mënoo am ak moom discussion wala mënoo am ak moom lenn te nuyuwoo ko te nuyoo bi gën nag si jullit mooy asalaamaaleykum kon nañ ko maa ngi koy fàttali sa bopp di leen ko fàttali kër yi ñun comme ay doomu jullit lañ ay jullit lañ saa suñuy nuyoo rek nañuy wax asalaamaaleykum ni ko Kader waxee ñaan la te itamit respect la beneen bi si des mooy responsabilité parent moom moo ëmb lépp si moom mooy image u njabootam nu muy mel ëllëg waaw wax ma ban parent nga am ma wax la ban njaboot nga mën a am ëllëg si biir waaw donc nag yow kon sa image rek moom mooy reflété wu si sa njaboot soo amee njaboot soo amee ay doom ay tuut tànk sooy julli woo leen ñu ñëw julli sooy dem liggéey woo leen nga dem liggéey ànd ak ñoom liggéey loolu yooyu yëpp noonu day tax ëllëg ak si biir ñoom ñu xam ko xam ni man kat sama papa wala sama yaay si lii la nekkoon lii la doon def da doon julli kon man damay julli da doon liggéey kon man damay liggéey kon waajur sa image rek moom mooy wanewu si sa njaboot kon donc ñun suñu comportement si suñu kanamu ay doom lu am solo la waaw waruñu lépp lu ñuy def rek dafa war a nekk lu nga xam te ni si forme éducative la bu nga xam te ni suñu njaboot da ciy xool pour mën a dund seen dund li may tëjee rek li may jeexale mooy di ko dénk sam bopp di ko dénk ñëpp di leen ko dénk yéen ñi fi teew mooy jaamu yàlla boo nekkee doomu jullit da ngay jéem a jaamu yàlla parce que yàlla sàkkuñu indi ñu si àddina bi pour ñuy lekk wala ñuy naan wala ñuy sañse noonu rek wala ñuy bëggee non dafa am na ñu sant daf ñu indi si àddina pour ñu jaamu ko jaamu yàlla boobu nag dañ ko si ñëpp la war muy jigéen muy góor muy mag muy ndaw parce que responsabilité la bu yàlla teg si kenn ku si nekk parce que jaamu yàlla kenn mënu ko defal kenn yow yaa koy defal sa bopp te yàlla am na fulla ak fayda bu toy ne sant na la ne la jaamu ma wante am na benn rendez-vous moom bu jotee moom ak ku mën a doon bu jotee di nga dem wuyju ko te boo demee wuyju ko moom seetul kan mooy sa papa kan mooy sa yaay kan mooy sax sa sëriñ lan nga ma doon jaamu yàlla loolu la lay laaj kon nag comme ñun ñoo ngi dund am suñu xel nañuy bàyyi xel si jaamu yàlla di bàyyi xel si julli su julli jotee loo mën a def loo doon def nga bàyyi ko dem julli su def lu baax jotee nga loo si mën nga def ko si kemtalaay kattan pour que ëllëg si biir boo dajeek sa borom di nga kontaan loolu daal laay tëjee maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf man li ma jàngal mooy nit boo koy nuyu nga ne ko asalaamaaleykum moo gën ndaxte loolu lañ ma jàngal si daara bi sama kër tam sama papa loolu la ma jàngal moo gën ngay nuyu nit salaam wala ngay nuyu nit xaay so loolu moom d'accord ma ci.
advising them? That good behavior can take you a long way. Ndaxte man, I'm a college student, and when you're looking for internship, wala liggéey, wala ko munti daje, your character, your personality, and your way you act has a lot of impact on what a person can remember of you. So, lola la ñuy digal daal. The way you act and the way you talk to people, the way you carry yourself, and yeah, So that behavior is go all the way to the college? yeah, Wow. yeah. Yeah, that behavior can make even your professors see it in you. They appreciate it and they respect it because a lot of Americans in this country don't have that. So it's a good value. And then that can cause them to share opportunities that they like about you with you, like internships or jobs. So, yeah. So if you were to interview someone who just come into your company looking for a job, what are you looking for that person? The behaviors or the personality? What are you looking for? I would say a person's behavior and the person's quality of respect because that comes a long way. Yeah, you could do the job, but then again, you should always remember to Okay, I'm gonna give back the mic to your uncle, your friend or your brother. He says something. He add a little bit more. Okay, I just wanted to ask something about the interview part, what Hadi just spoke about, because I happen to conduct interviews sometime. I mean, most of us went to college, or some of us went to college, and then some of us are aspiring to go to college. There, one thing maybe they don't teach us in college when it comes to interviews, and it's, I think, the way you carry yourself when you go through the interview. That's the first important part, or the most important part. The interviewer might see the interviewee, like that first eye contact or the first handshake might determine the rest of the interview. You might not say anything important during the interview, but then that first contact that you have or the first handshake, like the confidence that you show to the person that's hiring you might just influence the rest of the interview. It might be a 5-minute interview and the person will hire you. It might be a 1-hour interview, the person might not hire you. So it's just something that I want to throw out there. That confidence, like the way that you carry yourself when you get to the interview, the way you dress, all of those things are very, very important. Like going to an interview, you're sitting in the waiting room, you have your headphones on. The person that might interview you might pass by you 5 times. You don't even know that's the person who's going to interview you. But then maybe he's watching you or she's watching you. So when we go into our interviews, whether it's myself or you guys, that's something that, like, because I'm still going to interviews, whether I'm interviewing people or not. Sometimes I happen to go to interviews, but those are things that they really look at carefully. Here in the USA, at least, I don't know about Senegal, but here, those are things that are very, very important, like how you carry yourself when you sit in the interview room, when you sit in front of your interviewer, the confidence that you're showing, your handshake, how you're looking at the person when you're talking, knowing about what you're talking about, doing your homeworks about the company where you're going to before you go in there. The day before, go to Google the company history and everything. Before even the person start asking you questions, tell them a little bit about what you know about the company. That will help you a lot when it comes to interviews. Thank you. Morubara, thank you very much. Mapate, exactly what you're just saying. When I was in the City College, my professor was, the first thing they teach us, I was there as an English second language, and they tell us when you go to the interview, eye contact is very important. When you interviewing someone, look at that person in the eye. If you're the person that look at, I don't lie. I don't lie. And also shake handshake. They teach those 2 things. From there, I carry that wherever I go. If they interview me, I apply those things, which is in works. Thank you. Modubara, you have something else to say? Yeah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Hi, everybody.
loolu la ñuy wax wala asalaamaaleykum wax na asalaamaaleykum kenn tontuwuma asalaamaaleykum wa rahmatullah yaakaar naa loolu la ñuy wax ci vidéo bi que ni loolu ngeen war a tontu bu leen nit waxee asalaamaaleykum wala ngeen dolli ci wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Donc pour fàttali rek li vidéo bi doon wax sànq ndax dama ci am experience like 10 years ago ma dugg ci Dunkin Donut doon jënd benn supreme pizza bu ñu doon jaay foofu and I didn't even know there was meat on it and I didn't even know what kind of meat it was. I thought it was beef. But just because I said assalamu alaikum to the guy when I ordered that pizza, he told me, no, brother, you cannot have this because it's pork. That's an experience. I'm telling you. Because I see the Muslim name on his tag. So that was just something I wanted to share with you. Bindai Khadi Wahe Kani, like you need to show respect to people. Like just Nitki, and you know he's a Muslim brother, nga wax ko assalamu alaikum, it won't cost you anything. Peut-être that person can help you in a different way, wala in certain way yoo xam ni xamoo woon sax fu muy jógee loolu taxoon ma bëggoon a add loolu rek te si liggéey beeg si leneen lu nekk da ngay gis nga dem si company buñ gisee sa tur rek automatically képp koo xam ni dafa nekk muslim foofu si company bi dafay bëgg a get close to you and help you out on your first day they want to help you out bu fekkee un manager la boo xam ni he's supposed to interview you ma paati wax na ko sànq the body language everything else boo si passé after that they're going to bring up the religion duñ ko commencé but after they interview you and they know that you are interesting they're going to ask you if you are a Muslim. maa ngi liggéey si hotel boo xam ne it's a 5-star hotel ba mu fay dugg dañ doon busy ba julli da daan jot we didn't even have time to go pray ñu am benn co-worker from Mali julli dafay jot mu dem si manager bi ne ko I have to pray I'm leaving the floor manager bi ne ko go ahead take 10 minutes go pray and come back ñun ñi ko fa jiitu woon ñun nee ne we couldn't pray because it was too busy. After that ñun tamit ñu commencé ñëw si manager bi mu ne nope like you guys are not true Muslims because you've been here for so long and you never asked to go to pray because you keep saying that's real busy that I cannot go to pray and leave the floor. But this guy, it means something to him to go pray on time and come back on the floor. Somebody just need to cover his station or whatever it is. So attitude yooyu I just wanted to share it with you guys for foo leen munti dem seeni company like in the future boo leen amee ay liggéey like be proud to be a Muslim. Ay friendship ngeen fay make ay opportunities but nothing can hurt you. So yeah, that's all I wanted to share with you. So assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Man my Fage Sek. So Wolof wala English or English? Okay. So to continue the discussion about how like your character and the way that you act with especially following your religion, how it affects you in the future. Like personally me before like I wouldn't really talk about my religion around my friends and all of that, and like I feel like that that influenced the way that they thought of me. They didn't think that I took my religion seriously on all of that. So if I were to bring up certain things like, oh, I have to fast, they'll be like, oh, you can just not do it. Oh, I have Ahran. They'd be like, oh, you can just not go, because it seemed like I didn't take it seriously, so why would they take it seriously too? So like once I entered high school, I started to like change that, and I made it clear to them that like I took everything seriously. So now like, for example, if they wanted to hang out on Saturdays, they already know Saturdays Ahran la nek munuma dem, so duñ ma laaj. But comprendre that like I take it seriously and all of that. And like with Ramadan, su fekkee maa ngi woor, du nekk foofu noonu di laaj ay affaire yu dof ko ni, oh sorry, di nekk fii ni sorry, di nekk fii ni may laaj, oh danga mar de this and that, like comprendre already
maa ngi woor loolu rek la man dama koy def ndax dama ko war a def ndax dama ko bëgg a def ba pare dañ ko respect ndax man damay wan dama ko respect so yeah okay bye. next ñaari vidéo yi presque du vidéo ay audio la mais dama jël ñaari vidéo yi nga xamante ne wala ñaari audio parce que dama bëgg subtitle bi nit ñi gis ko ba dama choisir suratul mulk ak suratul al-haqq lu tax because dama gis ne ñun ñëpp da ngay dem jàngi alxuraan wante doo xam lan mooy message bi dañ lay jàngal alxuraan ñenn ñi dañ leen di jàngal gumba ñenn ñuy jàngale but what's the message inside because you might learn the message inside understanding more the Quran, the message in the Quran, what Allah subhanahu wa ta'ala is talking about, than rather just saying it in Arabic. So the may wax foofu rek I just suggest all of us to get a Quran either in English or any other language and start reading it. Because once you read it and understand it, what Allah subhanahu wa ta'ala is talking about, you might understand better what's your goal and what is the purpose of life. Ndax ci suratul mulk boy dem keroog dama koy lire mais verset 2 bi dafa xaw a intéressant yàlla subhanahu wa taala dafay wax ne mu ne maa tabax maa sàkk wala maa bind mu ne asamaan mu ne moo def ko 7 layers mu ne la yow xoolal interpellation la mu ne la yow xoolal yow nit bi xoolal mu ne est-ce que gis nga ci benn interruption est-ce que gis nga ci benn brèche est-ce que gis nga ci lenn lu dagg nga xoolaat sëgg mu ne la xoolaatal mais il faut que nga mën ko lire ça veut dire que you might go to Quran recite ko parcourir ko alquran boobu al suratul mulk ba jeex te yow xamoo message bi so basically il faut que loolu xam naa ne duma ko sañ mais dinaa ko wax fii il faut que ñiy jàngale alxuraan tamit ñu xam ne bu fekkee ne ci suñuy njaboot yi cadre yi nga xam ne ñoo nekk overseas I think the message is important we need to teach the message what is the message either translated in English or in French or in Wolof pour que ki nga xamante ne moo koy déglu mu xam lan mooy message bi ñaareel bi ci am mooy que maa ngi ñaan képp koo xam ne yaa ngi fi toog I'm just asking guys pay attention please take 10 minutes let's listen to the Quran peacefully and try to get the message and let it run in our heart it's very important waaw léegi nañ ok Cheikh ñu jàllale deuxième vidéo bi suratul mulk moom mooy njëkk dem bu suratul mulk jeexee après suratul alxaq mooy ñëw alxaq nag moom dafa xaw a doy waar ndax the title itself just saying it all the inevitable mooy li nga xamante ne mënul ñàkk lan moo mënul ñàkk loolu xanaa ñu bàyyi ba egg foofu lu mënul ñàkk nga xamante ne suñu doom yi nekk fii ñoo ngi wax science ñii di la wax ne the mother nature everything you ask them they're gonna give you an explanation but I think until now nobody say man maa create asamaan wala maa create lii wala bés boobu dina egsi like nobody said it yet so ñu dem ci ñaari suurat yooyu Cheikh ñu wax anglais wala ñu wax olof olof they like Wolof now I think most of them they said let's talk Wolof let's speak Wolof huh ok kon ñu wax olof yaakaar naa ne bu ñuy wax olof ci ngeen di gën a jàngee olof xëy na bu ñu ciy dugal tuuti anglais ñu dugal ci tuuti anglais but the majority of it will be in Wolof inshallah
kon ñu ngi leen di nuyu sunu doom yi fi toog ak sunu jigéen ñi ak sunu xarit yi fi toog yépp ñu ngi leen di nuyu di leen di ndokkeel ci bés bu màgg bii ñu nekk muy bés boo xam ne sunu xarit sunu sëriñ sunu soppe soxna Umu Si Jamil wax dëgg yàlla moom moo initié wootoon yi moo ko fi commencé woon di ko fi def ay ati at mu nekk loo xam ne doon na jëriñ xale yi di jëriñ parents yi di jëriñ communauté yi especially nag de Tidjani community muy loo xam ne dañ ciy sant yàlla di ciy gërëm waa jeune Tidjani yëpp di ci jiidal nag Haji Kader bi nga xam ne wax dëgg yàlla moom moo diriger projet bi muy projet bu am solo boo xam ne yaakaar naa xale yëpp ñu ngi ciy jëriñu waaw li ma ciy fekkee rek mooy lu am solo yaakaar naa xale yi doon nañu ko dégg mooy boo ko xoolee ni nga koy déggee mooy the relationship between children and their parents what kind of relationship they should have maanaam relation bi nga xam ne xale yi war nañ koo am ak seen parent ak ban façon relation lañ war a am gis ngeen ni mu leen ko waxee aaya alxuraan yi ñuy génne ak ahadis nabawi yi nga xam ne génne nañu ko fi boo ko dégloo da ngay xaw a tiit surtout hadis boobu nga xam ne Buxaari yu moom moo ko solo ñu génne ko léegi muy wax naan aljanna mën nga koo am ndax say wàjjur mën ngaa dem safara aussi ndax say wàjjur waaw muy loo xam ne lu jar a tiil la et puis lu jar a bàyyi xel la waaw parce que waxuma la loolu rek waaye njëriñ bi nga xam ne moom ngay am ci sa àddina ci sa boo déggalee sa wàjjur dafa bari waaw parce que it sa wàjjur dina la teg ci yoon xale yi di dégluwuñu sax are you guys listening? Guys, please. So we have to focus on the relationship which you should have between you and your parents. It is something very, you'll be scared of if you listen to those ahadith which you just heard a few minutes ago, that Allah subhanahu wa ta'ala may grant you paradise because of your parents. And you may go to hell also because you did not obey your parents or you hurting your parents. If you listen to the ayah al-Qur'aniyya, it's saying, La taqul lahuma uffin, saying that there is certain words which is very bad to say to your parents. Not only to say those words, but you have to follow their guidance. You have to listen to them. Are you guys listening, or you? So you have to listen to your parents, and you have to avoid making unpleasant words to your parents, especially when they get older, because your parents did everything for you. They did everything for you before you born, when you were in the belly of your mother. It was very hard for your mother at that moment. Your mother did everything. Your mother suffered until you born. After you born, also your mother took care of you when you were a child. You couldn't do anything. When you were a baby, you were 6 months years old. You were 1 year old, 2 years old. Your mother is the one who was carrying you, was nourishing you, was doing everything for you. When you were 6 or 5 or 7, your mother is the one who put you in school, teaching you, guiding you, along with your parents, with the guidance of your parents. So listening to your mother and following the guidance of your mother and your father is very important to you to have some kind of success in your life. For example, he was talking about those children who's following the internet, following their phone. They don't go to bed on time. The mother was trying to put them on bed 9 o'clock. They did not listen, telling them 9:01, 9:02, 9:04. Those things are just some samples
of when your mother says something, you just have to follow. Yeah, your mother says something, don't argue. Just follow it. You're going to make your mother very pleasant, and next time your mother will be happy to guide you also. So I'm not going to be long on this. I will give Ustaz Sulay to, because they're not listening. I'm going to give Ustaz Sulay to continue with you. Okay, and also on the other side, understand that you are the future of the community. You are the future of the community. You have to put that in your mind. You have to put that in your mind because the community needs you. Because we, the elder, someday you will be gone. And hopefully you guys are going to be here. And you will take the torch and you will continue the projects we are working on. So it is very important for you to attend and to be in this masjid and attend these projects which teaching you about Islam, teaching you about guidance, teaching you about following your parents' guidance. Not only following the Quran and Hadith Nabawi, but you have to follow your parents because your parents puts you on those guidance. So, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yay Aminata moy ayu nabi Alimatu Saadiya nampal nabi Koko jerem la won ya Rasulallah Mani Baay Abdallah moy baayu nabi Mani Baay Abdallah moy baayu nabi Dekay yaay Aminata moy ayu nabi Alimatu Saadiya nampal nabi Koko jerem la won ya Rasulallah Mani Baay Abdallah moy baayu nabi Mani Baay Abdallah moy baayu nabi Dekay yaay Aminatu moy ayu nabi Halimatu Saadiya nampal nabi Koko jerem la won ya Rasulallah Mani delen ma baaro Rasulallah Mani delen ma baaro Rasulallah Mani delen ma baaro Rasulallah Jaruma ko manni nabe ko jar Mani delen ma baaro Rasulallah Mani Bismillahirrahmanirrahim Mani Bismillahirrahmanirrahim Mani Bismillahirrahmanirrahim Mani Bismillahirrahmanirrahim Wa fi mi may way ki ma kaway Kooku mooy xayru xalqillah mani billahi ñoo bëgg Rasulullah mani defal mani seeni loxo yi ca kaw 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 rawatina yi ñi di ay jigéen Fudar sudar fixe banyu o yen kilen ko may moy Rasulullah yen kilen ko may moy Rasulullah loxoy dama ni won ken bañul nabi nakate yo am nañu bañ nabi ñoñu bañu nabi dañu xamul nabi ñoo xamuñu kuy ya Rasulullah man yonent Yàlla yu Rasulullah moom jën waa ko wan muy sabal ca biiru jën wa ka ko doon yët añ ca biir ak reer kooku mooy ya Rasulullah man di yonent Yàlla Ismaïla moom Yàlla ni woon bàyyi muy dal sa doom ki tax ba ñu indi xarma tuddee ko Ismaïla kookoy Rasulullah man ki tax ba ñu indi xarma tuddee ko Ismaïla kookoy Rasulullah man su xaru wa ñëwatoo ñëw ren
su xar wa ñëwatoon ani Cheikh Dieng su xar wa ñëwatoon Al Maktoum TV su xar wa ñëwatoon Al Maktoum TV su xar wa ñëwatoon ani Cheikh Dieng su xar wa ñëwatoon borom Al Maktoum TV su xar wa ñëwatoon ani Cheikh Dieng su xar wa ñëwatoon borom Al Maktoum TV su xar wa ñëwatoon ani Cheikh Dieng su xar wa ñëwatoon borom Al Maktoum TV su xar wa ñëwatoon Bara su xar wa ñëwatoon ana Barakal su xar wa ñëwatoon ana Aliou Dia su xar wa ñëwatoon ana Aliou Dia su xar wa ñëwatoon Mbay doon Mbay su xar wa ñëwatoon ana Modou Bar su xar wa ñëwatoon ma Pat Diop su xar wa ñëwatoon Mouhamed Me su xar wa ñëwatoon kon nag tabaski day jot ñu rendi leen képp ku fi mattaw te rendi wuñu ka na nga ko gërëmee Rasulullah mani Rasulullah xoolal li mu fi daj dundam gi yëpp daal te mun la woon xoolal ma Ahmada ci réewi Taayif Madina ñoo bëgg Rasulullah mani l'islam bu doo ceebu Penda Mbay 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 kon nag Rasulullah mooy tamaate ja lépp lu ca neex laaj ko Maodo si ndax du moo ñu wax kuy Rasulullah mani l'islam bu doo ceebu Penda Mbay mani l'islam bu doo ceebu Penda Mbay mani l'islam bu doo ceebu Penda Mbay ma njaay Rasulullah mooy tamaate ja lépp lu ca neex laaj ko Maodo si ndax du moo ñu wax Rasulullah maniti waawal ñu amul leen ko may maniti waawal ñu amul leen ko may maniti waawal ñu amul leen ko may mooy soppante bëgg Yàlla ak Yonent tere seeni waajur jiital njaboot Maam Maodo xaritoog Rasulullah Maam Maodo Maodo defar na Sénégal Maodo Maodo defar na Sénégal Maodo Sénégal Maodo mooy bàyyi Serigne Babacar Sy Maodo mooy bàyyi Serigne Babacar Sy Maodo mooy bàyyi borom bone kaare Maodo mooy bàyyi borom bone kaare Maodo Maodo defar na Sénégal Maodo mooy bàyyi borom bone kaare Maodo xaritu Rasulullah mani kay leen ñu xool na bi ci téere yi kay leen ñu xool na bi ci jàkk yi kay leen ñu xool na bi ci nit ñu baax ñi ndax ñu mën a xam Rasulullah damay laaj dama si burum dama bayis déedéet kay am sama xol bi mooy wëlis déedéet kay am damay waaje gënu te gis man mi ku may anale Rasul may doon ne mbay man dama si burum dama bayis déedéet kay am sama xol bi mooy wëlis am damay waaje gënu te gis man mi ku may anale ana Aliou Dia man dama si burum dama bayis déedéet kay am sama xol bi mooy wëlis am damay waaje gënu te gis man mi ku may wanale ana Barakal dama si burum dama bayis déedéet kay am sama xol bi mooy wëlis am damay waaje gënu te gis man mi ku may wanale Rasulullah ma Fatou Diop man dama si burum dama bayis déedéet kay am sama xol bi mooy wëlis am damay waaje gënu te gis man mi ku may wanale Rasulullah fi am cër ak i dogal ak i sañ-sañ si diina tey yënguwul kooku mooy seen baaba xalifa ma baynal arde ki mu doon kooku mooy ababa xalifa ma baynal arde ki mu doon kooku mooy ababa ki la laqonu babal yana tutut kooku mooy ababa ki la laqonu babal yana tulitu kooku mooy ababa ki la laqonu kirub
bàkkaar yu bëgg a tas kooku mooy Ababa xalifa ma baynal arde ki mu doon kooku mooy Ababa xalifa ma baynal sam kooku mooy Ababakar Si borom mane kaare bi kooku mooy Ababakar Si bàyyi ko Seydil Jëmmi soga dem kooku mooy Ababa ki donnu Mawdo donnu Cheikh soga dem kooku mooy Ababa ki donnu Mawdo donnu Cheikh soga dem kooku mooy Ababa ki donnu Mawdo donnu Cheikh soga dem kooku mooy Ababa ki donnu Mawdo donnu Cheikh soga dem kooku mooy Ababa ki am cër ak i dogal ak i sañ-sañ si diina tey yënguwul kooku mooy Ababa ngala ya soppi Seydi Mbaye Si bu ñu sàggan ci Babacar ngala ya soppi Seydi Mbaye Si bu ñu sàggan ci Babacar ngala ya soppi Seydi Mbaye Si bu ñu sàggan ci Babacar ngala ya soppi Seydi Mbaye Si bu ñu sàggan ci Babacar ngala ya soppi Seydi ngala yéen bu ñu sàggan ci Babacar mbay ku ci sàggan ñëw dem bala mbay ku ci sàggan ñëw dem bala mbay ku ci sàggan ñëw dem bala mbay nañu way la ta topp ko mbay lu ko jiital na wul si ñun bu ñu jàqee mbay jàlle na ñun bu ñu jàqee ña jàlle na ñëw la ñu liggéeyal Seydi Mbaye ñëw la ñu liggéeyal Seydi Mbaye ñëw la ñu liggéeyal Mbaye Jamil ñëw la ñu liggéeyal Seydi Mbaye ñun bu ñu jàqee mbay jàlle mbay ba ko woowee mu si la ñun bu ñu tiitee mbay wal ñun bu ñu tiitee mbay wal ñun bu ñu tiitee mbay wal mbay ba ko woowee mu njiggu mu siirat mbay jàlle 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 no bu jeegee wakaale ño njiggu mu siirat mbay jàlle ño bu jeegee yóbbaale ño njiggu mu siirat mbay jàlle ño bu jeegee wakaale ay ñuy daagu ca aljana ñuy daagul ca aljana ay ñuy daagul ca aljana ay ñuy daagul ca aljana ay ñuy daagul ca aljana ñuy daagul ca aljana nan rabbun tabaraka aw rabbun taqaddasa aw rabbun ta'allahu wan rabbi allah ñuy daagu si aljana ñuy daagu si baara ñuy daagu si aljana ñuy daagu si aljana nan innal manaila tahmimil masaya ya way manaila tahmimil masaya ñuy daagu ca aljana ay ñuy daagu si aljana ay ñuy daagu si aljana ay ñuy daagu si aljana ñuy daagu si aljana nan rabbun tabaraka aw rabbun taqaddasa aw rabbun ta'allahu wan rabbi allah ñuy daagu sa aljana ñuy daagu sa aljana ñuy daagu sa aljana ay ñuy daagu sa baraka ñuy daagu sa aljana ñuy daagu sa aljana nan innal manaila tahmimil masaya ya way manaila tahmimil masaya ñuy daagu sa aljana ay ñuy daagu sa aljana ay ñuy daagu sa aljana ay ñuy daagu sa aljana ñuy daagu tijaani ñuy daagu tijaani ñuy daagu sa tijaani ñuy daagu sa aljana ay ñuy daagu sa aljana ñuy daagu sa aljana ñuy daagu sa aljana nan innal manaila tahmimil masaya o ya way manaila tahmimil masaya bu ñu sàggan si Babacar ku ci sàggan ay bu ñu sàggan si Babacar ku ci sàggan ñu dem bala bu ñu sàggan si Babacar ku ci sàggan ñu dem bala bu ñu sàggan si Babacar ku ci sàggan ñu dem bala bu ñu sàggan si Babacar ku ci sàggan ñu dem bala bay dafa ànd ak mayam yu 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 ay bu ñu sàggan si Babacar bu ñu sàggan si Babacar bay dañu woy la topp ko mbay إن الحمد لله ذي الإيجاد والقدم مميدنا بوجود البدرس القرآن على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عام بصحبه الحمد لله ذي الإيجاد والخدم مميدنا بالوجود البدرة الأبان على نبي
أجمعين سلام ربنا دائما عام بسلام مودنا ثم صلاة وتسليم يفوق على مسكين ورن على ذي الفضل والقدام على نبي وعليهم دق المولى سلام ربنا دائما عانا بسلام مودنا وإنه إذا أراد الله نشأتنا أبانا من نورنا بالعالمين على نبي وعليهم أيوة أجمعين سلام ربنا دائما عانا بصحبهم إني أتمم لنا نورنا وافر جرى إمنا تقضي قوائجنا يا واسع الرحم على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عام بصحبهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم kon sëñ Abdou Aziz yàlla na leen yàlla fay jërë ngeen jëf noo xam naa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokki jullit yi waxtaan wi du gudd xam na ndax xëy na mënuñ fee waxtaan lu nekk lu ngeen seetaanul wen ci seen film yi ñu leen tegaloon léegi liñ ci yokk rek mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme dafa wax ne innama bu'istu li utammima makarimal axlaq dañ ma yónni pour ma ñëw mottali tedd nga jikko yi kon lan mooy tedd nga jikko moo tax xale yi yéen a ngi déglu ngeen baal ma déglu leen ma tuuti rek 5 minutes incha allah may leen ma rek 5 minutes 10 minutes gën nga bëri bu ko defee ñuy wax rek ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu wax yonent bi nee na ana zaimu baytin fi rabadil jannati liman taraka al miraa wa in kaana muhiqqan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na am na benn parti bi féete àjjana suuf nee na parti suufu àjjana maa fa garantil képp koo xam ne dafa bàyyi werante donte wax na dëgg kon mbokk yi da ngeen ciy dégg ne werante baaxul yonent bi nee na maa garantil àjjana parti suuf bi ne dina ci dugg koo xam ne même su amee dëgg du werante kon werante gis nga histoire yu bëri ci werante lay jaar noonoo yu bëri ci werante lay jaar xaw ma nag werante nu ngeen koy waxee ci anglais argument waaw mu ne nag werante yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na képp koo xam ne même soo amee dëgg doo werante nee na maa la garantil parti suufu àjjana yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne wa baytin fi wasatil jannati liman tarakal kaziba wa in kaana mazihan nee na it garantil naa kër ci digg àjjana képp koo xam ne bàyyi na fen même buy kaf du fen kon li nga ciy déggee mooy kaf warul tax nit fen moo tax nit dafa war a wax dëgg doonte day nekk ci kawam wala doonte day wex xatt ci kawam xale yéen a ngi may dégg mos naa leen fee laaj ñu bëri ci yéen ñu may jàngal kan moo ci musul fen yaayam waaye lu ci bëri xale yi dañ naan ma oustaz mos naa ko def benn yoon wala ñaari yoon te kenn du fen sa yaay nag fen sa yaay baaxul de xale yéen a ngi may dégg kenn du fen yaayam kenn du fen papaam fen baaxul fen daa bokk ci bàkkaar yu rëy yi nga xam ne nit bu ko toppee day mujj ñu bindal ko ci yàlla ne diw fenkat la te fenkat yi ñoom ala laanatullahi alal kaazibin rëbbum yàlla mu ngi ca fenkat ya ci kaw fenkat yi kon mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne wa baytin fi alal jannati
li man xasuna xuluquhu nee na garantil naa kër nag ca kaw àjjana képp koo xam ne jikkoom dafa rafet. tey li ma fekk ngeen koy waxtaan dafa dugg ci biir jikko ju rafet mooy nu nit war a mel ak ay waajuram. looloo tax ma ubbee fii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koo laaj ne ko lan moo ëpp luy dugal nit àjjana mu ne aksaru ma yudxilu naasal janna taqwallahi wa xusnul xuluq nee na li ëpp luy dugal nit àjjana nee na mooy ragal yàlla ak jikko ju rafet. waaye biñ ko laajee lan moo ëpp luy dugal nit safara mu ne alfammu wal farju mooy gémmiñ ak pëy ngeen baal ma pëy ñi ko xamul mooy sexe gémmiñ ak pëy mu ne ñoom moo ëpp luy dugal nit safara. boo xoolee lu ci bëri nit li koy dugal safara wax lay doon wala lu mu lekk waaw wala pëy ñaar yooyu mu ne moo ëpp luy dugal nit safara. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ñu leen doon laaj kan laa gën a sopp kan moo may gën a jege ëllëg yomal xiyaam nee na mooy ahasinukum xuluqan mooy ki gën a rafet ci yéen jikko. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na balance yomal xiyaam nee na balance yowmal xiyaama nee na la fa gën a diis mooy jikko ju rafet bu ñuy peese jëfi nee na jikko ju rafet ji gën a diis. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ci jikko bu rafet mën na cee am ba am darajay woorkat ku dëkkoo koor ak ku dëkkoo di woor ba pare di jàng aaya alquran yi nee na da ngay dem ba am darajaay kooku. kon jikko ju rafet loolu dañ ko doon tënk rek pour wax tuuti ci xale yi ci diggante nit ak waajur doyoon na rek benn hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man arda walidayhi faqad arda allaha nee na képp koo xam ne fexe nga ba sa ñaari waajur kontaan nee na yàlla dina kontaan ci yow. xale yi kan moo ma ci mën a yëkkati loxoom ne ñaari waajuram kontaan nañ ci moom kan moo ci koo xam ne bu ay waajuram di wax du ciiputu naan ko yaay lu tax santoo diw lu tax waxoo man rek ngay wax ma def nangam yéen a ngi tàllal loxo de ah. mu ne nag mu ne man asxata walidayhi faqad asxata allah nee na képp koo xam ne merloo nga sa ñaari waajur merloo nga yàlla. kan moo ci mosul merloo yaayam wala papaam foofu de xanaa kenn du yëkkati mosu leen merloo seen yaay wala seen papa ah kuy fene ci néegu yàlla bi day garaaw de te fii néegu yàlla bi la de moom fu nekk nit mën na faa fene sax ñuy kii de waaye néegu yàlla bi dafa doy waar de ñëw ba ci néeg bi moom di ko fi defee. moo tax gis nga bi jihaad di am yonent bi sallallahu alayhi wasallam nit ñëw na ba tàyyi ci moom ne ko dafa bëgg a dem ci jihaad ji yonent bi laaj la sallallahu alayhi wasallam ne la ndax sa ñaari waajur am na ku ciy dund soo ne ko ñu ngi dund mu ne demal nga takkoo leen yow sa jihaad foofu la demal nga wute ji foofu àjjana. kon suñ doon tënk rek ci nan la ñuy àq yi nga xam ne moo war nit ak digganteem ak waajuram bi ci jëkk mooy nga topp sa ñaari waajur nga la xale yi topp leen seen ñaari waajur. man xale yi Amérique rek bokk nañ ci xale yi nga xam ne ku ci xaw a dëgër tuuti li nekk ci projet mi yëpp mooy su ma jàngee ba pare dem wuti appartement te yow kaw waajur woo xam ne kaw yaay joo xam ne ci kawam nga daan fanaan léegi nga ne mënatoo dëkkateeg sa yaay loolu seetaat leen ko. kon yéen ay da ngeen selfish ndax bu ngeen mënul kon ngeen di nangoo dëkk ak seen i waajur bu ngeen mënee dootu leen dëkk ak seen i waajur te pourtant waajur boobu de moom ci kawam nga daan fanaan mu lay boot rek di jaabante guddi gi ñëpp yi nelaw moom muy jaabante dem rek. kon da ngeen di topp seen waajur yi di dégg seen ndigal waajur soo bëggee topp ndigalam doo wax non doo wax waay lu mu wax rek nga def ko doo wax non doo wax waay doo wax déedéet doo wax lu tax lu mu la sant nga def. ba pare nag boo amee tuuti alal ngeen jox ko seen waajur yi xale yi yéen ñi ci commencé liggéey ku am loo kii da ngay ñëw jox lépp sa yaay wala sa papa ne ko papa mu ngi noonu waaye xale bu Amérique dañoo bëgg xaalis mu ne bu ko defee beneen bi ci des nga suufeelu ci sa kanamu waajur nga toroxlu ci seen kanam su la yàlla dogalee nga nekk ministre gi booy dugg ci kër gi bàyyi ko ca buti waajur bi na gis toujours doom jëm daan gis soo nekkee directeur boo nekkee manager loo mën a doon sooy dugg ci kër gi bàyyi ko ca buntu kër ga nga toroxlu soo jàngee anglais ba pare bu sa yaay di wax nga koy reetaan nan ko yaay kenn du ko waxee noonu waay yaay yow da nga yàq anglais bi rek te xale Amérique ak ancee gaaw nag papa du noonu waay papa ni nga yàqee anglais bi moo tax da ngeen war a toroxlu ci kanamu waajur yi ba pare di jëflanteeg ñoom ci lewet ba sa waajur yëg ne da nga koo yërëm waaye bu fekkee sa waajur bu sonnee xale yi am na lu ma leen mos a laaj ñu bari ci yéen ñi may jàngal kan moo ci mos a raxas tànku yaayam kan moo ci mos a raxas tànku yaayam
am na dinaa laajte de kan mooy parce que dama leen koy laaj lu ci bëri dama leen koy sant su ma leen di jàngal ñee may wax moom maa leen di jàngal ndax tànk boobu nag moo taxaw ci sa kaw àjjana tànk bu taxaw ci sa kaw àjjana tànk bu taxaw ci sa kaw àjjana warul poussière warul xar mos naa leen ko nettali fii dafa am benn xale professeur bi daf leen di nettali suufu àjjana nu mel naan leen àjjana suuf sa or la suuf sa jamaa la xale bi ne ko papa déggal ne ko professeur suuf soosu bëri na suñ kër mu ne ko ah mu ne ko suufu àjjana am na suñ kër xale bi ndeysaan mu daal di dem maître bi ne ko bu subaa booy xëy si nga tibbal ma ci andil ma xale bi bàyyi ba yaayam teg tànkam teggi mu tibb ci suuf sa daal di laxas ci këyitam nag andi professeur bi ne ko ana suuf sa ma la waxoon dem mu ne ko andi naa ko kay mu tàllal ko ne ko li mooy suufu àjjana mu ne ko li mooy suufu àjjana mu ne ko foo ko jële mu ne ko dama bàyyi ba sama yaay teggi tànkam ma tibb ko te yaa ñu jàngaloon ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na àjjana mu ngi ci ron tànk yaay rek professeur bi daal di jooy mu ne ko foofu dama bàyyi ba mu teggi tànkam rek ma daal di tibb suuf si kon xale yi kenn ku ci ne na xam ne yaayam moo taxaw ci kaw àjjanaam ngalawaay ku taxaw ci sa kaw àjjana da nga koy ormal ngalawaay da nga koy déggal mais seen yaay di wax waaye yaay lu tax doo sant diw man rek ngay sant lu tax doo yónni diw yónnil diw nangam la dara ngay mer bañ a reer wala bañ a lekk loolu na ngeen ko moytu bu ko defee bokk na ci ak yi xale war a def digganteem ak yaayam mooy mu xormal yaayam mu respecté ko gis nga respecté ak bëgg bokkul respecté bala muy am doole bëgg lal ko moo tax toujours waajur yi foofu it nañ ci def attention nañ fexe ba seen doom yi bëgg leen au lieu que ñu leen respecté ndax nit dina la respecté fekk bëggu la ndax respect li muy tekki mooy ki la ko jox amul leneen lu dul loolu mooy noonu la mel moo tax respect rek la mën a jox waaye waajur yu bëri seen i doom dañ leen respect mais bëgguñu leen ndax dañ leen ragal ndax niñ leen di nappe beneen bi ci des ngeen di suufeel seen kàddu ci seen kanamu yaay yi ak seen kanamu papa yi ngalawaay yéen a ngi dégg li may wax kuy wax ak yaayam wala papaam bu sa yaay di wax da ngay noppi ba mu wax ba pare wala sa papa di wax da ngay wax noppi ba mu wax ba pare mais bul waxandoo ak moom te su waxee ba pare sooy tontu bu sa baat gën a kawe nam doon waxee moom beneen bi ci des boo ñëwee ci saal bi fekk sa yaay toog ci kaw yow toogal ci suuf bu leen toog ci kaw wala booy toog ci kaw da nga koy ask da nga naan ko ndax maami ndax mën naa toog ci kaw papa ndax mën naa toog ci kaw bu la nee waaw nga toog mais yéen da ngeen di toog ci kaw saal bi ba maami sax day ñëw wut feneen fu mu toog moom wala sax da nga ci gis xale boo xam day ñëw tëdd ci saal bi ci kaw salon ci kaw canapé bi ba yaayam sax mooy dem di wut fee ab chaise bu mu toog kon loolu ngeen bàyyi ko xel bu ko defee mu ne ngeen suufeel seen kàddu bañ leen a lëjal bu fekkee sa yaay ak sa papa dañuy nelaw ngeen bañ a nekk ci kër gi di wax di yuuxu wala di taal télé bi wala nekk ci téléphone bi di yuuxu loolu ngeen moytu ko wala taal computer yi beneen bi ci des kàddu bu gën a rafet da koy waxtaan ak sa yaay ak sa papa waaye sa papa di wax yéen de yaakaar naa xale yi Amérique yéen jullit ñi àggagu leen ci papa di wax wala yaay nga naan koy yulaaye loolu moom yaakaar naa xanaa ñemeegu leen ci yaay da ngay fen wala papa da ngay fen loolu de xanaa waxagu leen ko yulaaye de moom ëpp na moom kon loolu ñu ngi leen koy dénk bu kenn wax ko sa yaay wala sa papa képp ku ko wax te maa ngi dénk parents yi fi toog képp koo xam ne bëgg doom moo tax nga naan loolu de garaawul ci man mais yow yaa ngi rey doom ci yaa ngi koy yàq da nga koy yëgul nag mën na bañ a nekk ci dara mais dafa am yoo xam ne comme li ñuy waxee ne dafa am crime yoo xam ne mistake yoo xam ne pénal la ak yoo xam ne nit ki mën na la baal mais am yoo xam ne même bu la nit ki baalee pénalité bi da lay topp ci côté justice da ci am yoo xam ne même bu la parent bi ne la baal na la koy yàlla du ko baale bu ko defee nag ngay rafetal nooy jëflante ak say waajur rawatina buñ nekkee mag waaye nekk mag rek nga jël sa yaay te man xale yii dama leen a tiit ne ku fi màggate boo moytul nañ la yóbbu ci maison repos yi boo moytul xaw ma dekkeeru mag nu mu tudd de waaye dekkeer lañ la yóbbu dekkeeru mag nu mu tudd foofu lañ la yóbbu de waaw bu ko defee sa yaay ak sa papa aussi nga bañ leen a woon benn xat-xat luñ la soxla bu leen woon ne man damaa sonn bu leen woon ne damaa nangam aussi xaalis bi ngay jox sa yaay ak sa papa bul gis ne ñoom dañ koy yàq wala dañ koy maye yow sa yoon newu ci beneen bi ci des képp koo xam ne da nga fay jox képp koo xam ne da ngaa dénk sa yaay sa papa xaalis mu takk ci beneen jabar bul merle sa yaay nag ba di kaas ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi benn waay ñëwee ci moom ne ko sama papa day lekk sama xaalis daf ne ko anta wa maalu ko li abika yaag sa alal yëpp sa papa leen moom kon nag waaye nag papa yi waxuñ ko mu jël alal ji di ko may yeneen doom yi nag àqal bi ñu am la nga am moo tax waaye nag moom lu mu ci lekk nag moom leew na ko ndax yaay ak papa buñ sàccoon sa alal kenn du dagg seen loxo ci l'islam kon nga xam ne ñoom kon am nañ benn particularité bu mag a mag ci l'islam beneen bi ci des mooy nga leen di sant
ndax yàlla kat moo leen sant yàlla gannaaw bi mu ne na ngeen ma jaamu kam ca teg mooy ñaari waajur na ngeen rafetal ci ñoom kon liñ ciy tënk rek du bëri moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam day wax ne bàkkaar bu nekk yàlla mën na koo yéexe ba yomal xiyam ba mu des bàkkaaru ñaari waajur mooy goy mooy sa ñaari waajur loolu moom lu ci bëri bu ko nit defee ci kaw suuf rek yàlla won ko bala muy faatu dënge sa ñaari waajur ngalawaay bëri na ko yàqule lu bëri ci àdduna benn baat bu mos a tontu waajuram rek la am na benn saxaabi ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam xale bi moo daan jiitu ci jàkka ji daanaka ci côté ndeyjooru yonent bi ci premier sàppe bi ci côté ndeyjooru laan jilee benn bis yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di julli gisu ko mu laajte xale bi ñu ne ko ñëwul bi mu paree mu ne kon jàmm téyewu ko ndekete xale bi dafa jékki rek fàtte lépp lu mu mënoon ci alxuraan yoonu jàkka yi sax xamul fan la nekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee xale bi ne ko man damaa jaaxle yaa rasulullah jiim naa même bi jiim naa naafila mais ayib alxuraan ma ko lu ma ko essayé jàkka ji sax mënu ma ne la fii la féet automatiquement yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ana sa yaay mu ne ko loo mujjee fàttaliku ci kii mu ne ko biig daal doon na génn ci kër gi xaw ma nag lan la doon def lu yàkkamti waaye xaw na ma fil bi muy génn mu ne ko kon loolu la mu ne ko baal ko bi mu ko baalee rek xale bi lépp ñëwaat kon nag rawatina nga naan maami bàyyil ma lekk ba pare nga soog lekk maami doo may ma sangu maami nangam lu ne waaw léegi nag mu ne kon waaw may ma maagale léegi nag bu ko defee képp koo xam ne yàlla nattoo na ko mu am waajur wu jiitu waajur woo xam ne dafa génn àdduna nga leen di ñaanal di leen di jéggulul kóllëre bu ñu amoon nga koy matal mooy kóllëre bi ñu amoon ak seen i xarit lu ñu amoon bëggoon koo matal nizar bu ñu amoon lépp nga loo leen ci mën a jàppale di jokk seen i xarit seen i mbokk di ko def ngeen def ko benn góor mos na ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko sama ñaari waajur faatu na léegi nan laa mën a continuer di baax ci ñoom mu ne ko dee leen di ñaanal di mottali seen i kóllëre di jokk seen i mbokk kon liñ ciy wax foofu rek du bëri xale yi beneen bi ci des li may wax tuuti damay jox benn conseil xale yi nga xam ne yàlla def na ñu ngi collège ak ñi war a dem collège ak ñi bëgg a dem collège ak ñi nga xam ne sax ñu ngi yëngatoo beneen côté ci wàllu àdduna xale yi il faut ngeen am confiance diggante ak seen borom gis nga téeméeri xale yoo gis ci àdduna ñett yi rek ñoo am objectif bu leer bu ne ñoom nii lañ bëgg a mel suba ñi ci des ñëpp dañuy làmbatu xamu koo ci topp ñu xale yu ci bëri nii tey boo leen laajoon ne leen lan nga bëgg a doon dañuy tatoone rek tey suba mën nañu wax li tey beneen yoon ñu wax li te néew na lu nit am décision bu normal ci dara décide dara ba pare jamono ñëw weddi lool bu fekkee nangu nga joxe njëg gi mooy price bi mu laaj ndax boo ne da ngaa bëgg a nekk médecin il faut nga joxe price ku bëgg a nekk médecin nu muy mel bu dee da nga ne da nga bëgg a nekk avocat il faut nga joxe price bi mooy njàng mam laaj itte bam laaj yooyu yëpp di nga ko joxe waaye nag toog rek naan damaa bëgg a nekk lawyer damaa bëgg a nekk nangam te yow jànguloo bu ñuy jàng toujours say note du baax kooku da ngay nax sa bopp gis nga li lay jëkk may confiance ci sa bopp mooy da ngay am confiance sa diggante ak sa borom dama leen di jox benn exemple rek ci confiance diggante nit ak boromam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi ñu ko sànnee xeeri taayif maa ngi koy nettali fii bu yàggul biñ ko sànnee xeeri ba jibril ñëw ànd ak malaaka bi yor montagne yi ne ko sa borom nee na boo bëggee mu far dëkk bi ci carte géographique bi boo bëggee ñu alag waa taayif dafa tourné ne ko allahumma ihdi qawmi innahum la ya'lamun yàlla nga jubal sama nit ñi dañoo xamul xam nga kon ki am na confiance ne mbir mi day jàll bi mu ñëwee ba du bëgg a duggaat Makka Zeyd mi mu àndaloon muy Zeyd ibnu Harisata daf de ko kayfa tarji'u ila makkata wa qad akhrajuka naka ngay delloo Makka te ñoom ñoo la génne mu ne ko Zeyd inna allaha nasiru diinihi na nga xam ne yàlla kuy dimbale diineem ji la nga xool confiance bi mu am gis nga confiance bi ngay am ci sa médecin xam nga ñun ñi ñëpp kenn ku ci ne di nga dem yenn saa di pikiru xam ngeen pikiru xale yi xam ngeen pikir xoolal tey nga am confiance bàyyi nit mu lay jam benn weñ mu lay jam puso mu lay jam ping loolu xam nga confiance rek moo tax ngeen nangu ko lan moo tax nga nangu ko parce que da nga xam ne bu la pikiree yow dina la metti mais da nga am loo ci séentum lu mu lay jariñ leneen moo tax nga accepté ko lu tax nga mën koo nangu ci sa diggante ak médecin bi nangu médecin bi di la defal chirurgie ñëw di xotti sa yaram nga nangu ko parce que da nga xam ne xotti bi risque la mais li ngay séentu afta xotti bi moo tax nga nangu xotti bi pourtant ñun ñi ñëpp kenn ku nekk da ngay dugg ci oto driver bi di dawal ngay nelaw te xamoo driver bi daa njool wala daa gàtt wala daa tuuti da ab xiiboon la boo xam ne da nga naan attanul oto bi yooyu yëpp da ngay nelaw ndax da ngay am confiance pourtant da ngay dugg ci avion bi di dawal waa ji di dawal pilote bi yow ngay nelaw ci biir avion bi ndax da nga am confiance
mën naa muñ la wonoon waa ji dawal sax nga xeeb ko waaye da ngay nelaw da ngay am confiance bay nelaw kon boo nekkee ci àdduna boo xam ne yàlla moo koy doxal lu tax mënoo am confiance ci moom gis nga suñu borom dafa ne wa ma kunna anil xalqi ghafilin nee na amul dara lu ma bind fàtte la moom mooy wërsëgal jën ci biir géej noonu lay wërsëgalee melentaan ci biir paxam mu ne kooku mënu ma fàtte nit gis nga confiance boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam keroog bi koy Suraaqa di dab te waa Màkka ne ku ma andil bopp bi ku andi bopp bi moo xam vivant ou mort muy dund wala mu dee danañ la fay téeméeri gileem Suraaqa bi mu dawee ba jub yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi daf ne suuf téyel ma Suraaqa suuf si daal di téye tànku fas wi ak tànku Suraaqa ñaan tiinu ne yonent bi dimbale ma mu dimbale ko mu daw wutiwaat ko mu ne suuf téyewaat ko ba mu ñetti yoon suuf Suraaqa bi mu génnee mu ne ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah yonent bi ne ko Suraaqa lan moo la xiiroon ci lii mu ne ko waa Màkka ne ku la andi ñu fay ko téeméeri gileem yonent bi ne ko Suraaqa ndaka bis mu ngi ñëw ñu tegal la mbaxana buuru Kisra ci sa kaw bopp solo la mantoom ba solo la takkaayam ba bu boobaa nooy def yow Suraaqa ne ko yaa rasulallah man mii mu ne ko bis dina ñëw loolu dinaa am te xam ngeen buuru Kisra mi mu koy wax mooy kan mooy adduna bi ñaar ñi ci ëppoon doole muy Kisra buuru Perse ak Kaysar buuru Rome Kisra man nga ne mooy pôle bi ëppoon doole ci adduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bis dina ñëw ñu solo la ay mbubbam solo lay takkaayam solo la mbaxanaam xanaa loolu moo ëpp téeméeri gileem Suraaqa moom li ko jëkk a marqué ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy waa ji nga xam ne mook benn xaritam doo nga ànd di daw jóge Màkka nara fondé ji ab dëkk te nee na pare na pour dem daaneeli ab état bi gën a rëy grande puissance bi ëppoon doole ci àdduna bi non kii jar na def attention ci ay mbiram yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk na Madina fukki at ba génn àdduna Aboubacar nekk fa 2 ans et demi ba Abu Omar ibnul Xataab ñëw presque ci 8e année ci lañ soog a rey Kisra bi ñu reyee Kisra xam nga loola jeexoon na kon wóor na ne yonent bi moo batale Omar ne ko bisa ngi ñëw lii dina am bi ñu reyee Kisra ba andi matériel beeg yëpp Medina Omar ibnul Xataab dafa jekki rek ne ana Suraaqa ñëpp xamuñ sax lu tax mu koy woo ñu koy wër ba ne Suraaqa ngi nii mu ñëw mu teg ko mbaxana bi ci kaw bopp bi tegal ko jox ko manto bi takkal ko takkaay ne ko lii la yonent bi sallallahu alayhi wasallam digoon ne ko doxal mu dox mu ne ko wàññeekul mu dox mu ne ko lii la digoon sallallahu alayhi wa sallam kon nit ki soo bëggee am confiance ci sa diggante ak sa borom lépp loo di am décision ci àdduna muy ci nga ne dama bëgg a nekk looya fexeel ba nekk looya bi ëpp xam-xam ci àdduna bi xam nga man toujours damay bokk naa ci li may laaj xale yi fii yi may jàngal mooy kan mooy première sa classe mais lu ci bëri dañ naan la benn juice people benn doomu juice people moo nekk première may mu ne yaay première sa classe best bi laay wax de best kan mooy best student class am kan mooy best student class am the best student in class faage yow la loolu laa bëgg a xam ne ma abi yow yaay best student Nafi kan mooy best student sa classe bul ma wax juice people de bu ko defee nag moo tax toujours da ngeen di fexe nekk toujours fexe leen nekk the best su ngeen ko defee ba pare ëllëg gis nga bu la wóoree ne every test yow yaay jël first dina la wóor ne kon sa àdduna dina réussir waaye bu fekkee chaque fois da ngay nekk ci ginnaaw lu ci bëri moo tax xale yi décision laa bëgg yéen ñëpp kenn ku ci nekk mais li ngay jëkk a def mooy nga am confiance sa diggante ak sa yàlla gis nga soo bëggee nekk ku riche da ngay doylu waaye boo doyloo it nga fexe ba li nekk ci loxo yàlla mu nga ëpp ca confiance li nekk ci sa loxoy bopp kon loolu rek lañ leen doon dénk di ko dénk suñu bopp lu ci rafet suñu borom la lu ci dëng mata doomu aadama dama doon ubbil sama rakk bi moom day nuyoonte daara alxuraan la yor ngeen xool ko jigéen la mu ngi yor daara ju mag Sénégal joo xam ne ay jigéen ak ay góor soxna may mun a ñëwal nii daara joo xam ne ay góor ak ay jigéen ñoo fay mokkale alxuraan mu yor aussi école boo xam ne franco arabe la vraiment ñu ci kii bu ko defee moom dañ koy kii rek xale yu jigéen yi ku ci bëggatee vacances yi Sénégal boo demee mu dalal la ngeen dem ca daara ja ngeen def fa internat. min ash-shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi alladi hadaana li haza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadaana allah assalaamu aleykum wa rahmatullah sama doom yee ci ginnaaw assalaamu aleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaara di kontaan lool suñuy xel di dal loole ci lii ñu fekk ci biir Amérique
ñu ngi leen di xamal ni suñu xel dal na alhamdulilah ñun dañu fee ñëwoon rek ci réew mi pour ziyaar si leen incha allah dañuy delluwaat Sénégal waaye lii nu fi gis ci diggante bi ñu fi nekkee ak léegi dal na suñuy xel kon ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax yal na yàlla barkeel leen yal na yàlla saxal leen ci diine islaam guddal seeni fan lool ngeen sax ci ngëm yàlla ba keroog ngeen di fekk borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu gërëm dugal ñu aljanna waaye man sama ndénkaan dafa am fu ma koy jëmale muy tey dama ñëw fekk saal bi yiw lool melokaan yi rafet lool ma gis fi ay soxna yu tedd ay soxna yu yiw may laaj ndax seen melokaan bi toujours bu ngeen di dem école ba ak bu ngeen di dox ci mbedd yi nii ngeen di mel laaj boobu laa leen di laaj mooy ndax da ngeen di muur seeni cër bu ngeen di dem ca école ya ak bu ngeen di dox ci mbedd yi ndax dafa doon farata ni julli ak koor doonee farata nii ngeen def muur seen cër yi noonu la doonee farata ndax yàllaa ko wax ci alquran moo ne yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwaajika wa banaatika wa nisaa'il mu'miniina yuduniina alayhinna min jalaabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yuzayna wa kana allah ghafurur rahima mu ne yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mooy wax de waxal sa soxna yi waaye est-ce que foofu la yam yamu fi ak sa doom yi waaye yamu ci bu ci yamoon soxna yonent bi rek la ko digal ak ay doomi yonent bi waaye ak jigéenu jullit yépp képp ku gëm yàlla te defe naa ñun ñi ñëpp danoo gëm yàlla mu ne nañuy muur suñuy cër nañu muur nañu yor suñu muuraay yi ci suñu kaw mooy nii ngeen def loolu mooy tax ñu xàmmee leen ba duñu leen lor wala du ngeen lore bokk kon na ngeen xam ni lii ngeen di def farata la mooy na ngeen ci sax góorgóorlu ci mooy muur seen cër gi ma fekk ngeen muur ko seeni cër ñaareel ba am na loo xam ne dama koy seetlu te ñun amuñu droit di gis loo xam ni dañu koy gis ba pare noppiwaale ko mooy lekke càmmoñ ak naane càmmoñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni bu leen di lekkee càmmoñ ndax seytaane mooy lekke càmmoñ te ñun ñëpp ay jullit lañu te macha allah nii ma leen gisee ngeen baax yiw tedd bëgg lu baax lépp loo xam ne dafay xajamal suñu diine nañu ko moytu mooy bis ni ki tey ku ci nekk na moytu di lekkee càmmoñam wala muy naanee càmmoñam kooku am ndénkaan boo xam ne dama ne woon dinaa leen ko dénk incha allah di kontaan lool di leen ñaanal yal na leen yàlla barkeel lii ngeen ut si réew mi ñi fi juddoo ak ñi ñu fi indi ñi fi ut ñi fi ñaan yàlla màgg am fi njaboot yal na leen yàlla barkeel seeni njaboot njàng mii ngeen di jàng di góorgóorlu di ko sàkku xam-xam parce que farata la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax sàkku xam-xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin sàkku xam-xam farata la si bépp jullit kon na ngeen góorgóorlu ci xam-xam bi ngeen di sàkku moo xam façon xam-xam bu ne bu ngeen di sàkku na ngeen ci góorgóorlu comme ni ko oustaz waxee léegi waaye yaat na ngeen góorgóorlu ci njàngum alquran benn xaraf bu ngeen ci jàng fukki yiw la ku ñu ne woon tey boo jàngee benn saar ñu jox la $1000 boo xëyee bala ngaa tëdd di nga jàng benn saar ku ñu ne woon boo jàngee benn saaru alquran bala ngaa tëdd ñu jox la $1000 bala ngaa tëdd di nga fexe nabi ba jàng saar woowu kon na ngeen góorgóorlu ci njàngum alquran benn xaraf bu ngeen jàng fukki tuyaaba la te àjjana tuyaabaa ñu fay yóbbu àjjana ay tuyaaba yu bari kese moo ñu fay yóbbu kon na ngeen fexe ba saa yu ngeen xëyee lu mu gàtt-gàtt bu ngeen jullee fajar bala ngeen a dem école bu dee ñaari ligne sax góorgóorlu leen nabi ci ñi leen ëpp xam-xam mën leen a jox xam-xam de leen neexal ñu leen di jàngal de leen neexal ñu leen di jàngal neexal bi mooy de leen topp jàngal ma yiw la wu baree bari te ay nit yu baax ngeen ay wayjur yu baax ngeen am moo tax ñu leen di yar ci yar bu mel nii kon ñu ngi leen di dénk yàlla ñu ngi ñaan yàlla yal na leen yàlla sàmm yal na leen yàlla wattu saa yu ñu ñëwee yal nañu fekk mu raw nii ëpp nii ñu génne fi ay boroomi xam-xam yu mag
ngeen mokkal alquran yal na ko yàlla def ñu ngi leen di nuyu di leen tàggu di wax ni suñu xol sedd na torop 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 asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kon kenn ku nekk mu jàng fatiha falaxi ak naasi wala fatiha boog ayatul kursi suratul ikhlas falaxi ak naasi salaatul fatih ñu ñaan yàlla mu may ñu jàmmu àdduna ak jàmmu alaxira defal ñu sutural sox dàkk àdduna ak alaxira may ñu gudd fan gu ànd ak wér may ñu wërsëgu yaatu ta barkeel njaboot gi fi teew ak gi fi teewul yëpp yàlla na leen yàlla barkeel yàlla may leen ñoom ñëpp gudd fan gu ànd ak wér yàlla dimbale leen ba kenn ku nekk ci ñoom di teral ay waajuram ba ñoom tamit ñu fekkaat fi seen i sët fekkaat fi seen i sëtaat yàlla mën na ko yàlla def lépp luy sofaan yàlla na yàlla dox suñu diggante ak moom lépp luy xéewal yàlla ñu ci yàlla xiir te dëppale ñoog moom yàlla mën na ko yàlla def. waaw Serigne Mandiaye ñu ngi lay sant bu baax di la ziare soxna Fan Ndiaye Maodo ñu ngi lay sant Al Maktoum TV Kader a ngi lay gërëm yow tamit wax dëgg yàlla nii rek la su nekkuloon nii la ñuy laaj ndax lu xew wax dëgg yàlla am na ñoo xam ne boo leen séenee ci yenn mbooloo yi sëñ Cheikh doo laaj lu tax xëy na feneen nga leen mënoon a séen di laaj lu waral loolu waaye lu mel ni kenn du ci seen Mandiaye wala sëñ soxna Fan Ndiaye Maodo di laaj la tax wala di ci seen Al Maktoum TV bu sëriñ Cheikh soxna may mun a ñu ngi lay gërëm yow tamit bu baax a baax di ñaan yàlla nga fekkaat fi yeneen programme incha allah ci at yi di ñëw booy ñëw na nga bañ a def ay 20 jours ak yooyu baax na jërëjëf kon ñu jàng ñaan gi auzu billahi min shaytan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim allahu la ilaha illa huwa la nawm lahu ma fis samawati من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما لا إكراه في الدين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم الله الرحمن الرحيم ولا لا سمع بين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm